xibaar yi ci RFM. xibaar yi ci RFM. xibaar yi ci RFM. mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di gërëm rafetlu seen ànd ak rajo Futurs Médias benn waxtu jot ñu jukkil leen xibaar yi. Barthélémy Ngom. li ci gën a fës juróomi sénégalais yi bokk ci mennam njaboot te ñàkk seen bakkan na ca Denver ga ca États-Unis gannaaw ba ab samba boy taalee seen kër seeni néew tey ci ngoon la ñuy egsi fii ci Ndakaaru incendie ba ñu mu ngi amoon guddik ñeent jàpp juróomi fan ci weeru août gi ñu nekk. xën dëkk la bu nga xamante ne mu ngi nekk ci commune bu Ronx ga ca Richard Toll foofu ab gaal moo fa suux ñetti nit ñoo ci ñàkk seen bakkan am na ñaari rescapé fekk ca Marsassoum ga nekk ca région ba Sédhiou ab waxambaane moo fa jam morom ma ba mu faatu kañu ne moo ko jam nag moom gendarmerie teg na ko loxo fekk mu doon daw wutal si fii Ndakaaru. mbas mi ci àdduna si OMS kuréel gi saytu wàllum paj mi wérgu yaram ci àdduna si nee na dafa nemmeeku ne kaay ci téeméer boo jël wàññeeku nañu juróom ci Afrique moom njort nañ ne daal romb nañu pic bi bu yàgg. xibaar bu neex la bu ñeel abonné yu Orange yi wàññi nañu offre Illimix yi bu doon jar 4500 wàññi nañ ko léegi 2200 la bu 7500 bi ñu wàññi ko léegi 5500 lay jar. xibaar yi jëm ci wàllum politique lu yàgg dëgg la loolu wolof Njaay ko wax MPS sellal ak alliance suqali soppi gannaaw ba ñu àndee lu yàgg jël nañu dogal sos seen parti bopp biti réew Georges Déthié Diop nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy daañu dem ca Mauritanie foofee njiitu réew ma woon Mohamed Ould Abdel Aziz mu ngi ci coono ba léegi ndax démb police des crimes économiques dégluwaat na ko coup d'état ba ca Mali BCEAO ubbiwaat ay agence am ca biir réew ma dañ leen tëjoon ndax kaaraange ga ajuma gi ñu dëgmal la njiitu réew yi bokk ci CEDEAO di daje waxtaane jafe-jafe ja nekk ca Mali ak crise ba ak coup d'état ba visioconférence ba alarba tey gi lañ ko waroon a def waaye dañ ko mujjee toxal. dañ ko toxal Georges Déthié Diop yaatal gi ci kanam bu mooy tuuti rek ñu dalal Cheikh Tidiane Diagne ci xibaar yi ñeel tàggat yaram Cheikh nu ngi lay nuyu. fay Barthélémy Ngom gannaaw bañ la fayee la ca gën a fës ci xibaaru tàggat yaram di mbirum Messi mi nga xamante ni démb dafa xaatim ab bataaxal ni daal dafa bëgg a jóge ci FC Barcelone tey ji nag ñëpp daal di ko xëyee moom Messi si lu ñu wax moo di bébétam moo dem ca Manchester City waaye itam am na yeneen équipe yi nga xamante ne ña ca mel ni Paris Saint-Germain loolu incha allah nañ ko leeral ci kanam ànd seeg Soda Thiam dañ daal di dem itam ca Mauritanie foofu yi jàppaleen ni ñoom itam danañ daal di door seen championnat gannaaw buñ toogee ab diir bi nga xamante ne dañ ko daal di taxawal ndax pandémie coronavirus bi yaatal li ci kanam lay daal di doon. jërëjëf Cheikh Tidiane Diagne Coronews daan ci ànd ak Binta Diallo gis-gis ak RFM tey nag ci njeexitalu xibaar yi ñu ci waxtaanee wàllum assainissement jàpp leen ne am na ay gox yu bëri yu ci amee ay gàllankoor rawatina ci jamono yi nawet bi. Barthélémy Ngom. ñu ngi leen di nuyu mbokk yi rafetlu seen ànd ak rajo Futurs Médias Aliou Ba moom fare ci machine yi juróomi sénégalais yi bokk ci mennam njaboot te ñàkk seen bakkan ca Denver ga ca États-Unis gannaaw ba ab samba boy taale seen kër seeni néew ni ki tey ji ci ngoon bu 21h jotee 9h ci guddi ci la ñuy yegg si fii ci Ndakaaru jàpp leen ne nag incendie boobu mu ngi amoon guddik ñeent jàpp juróomi fan boobaak léegi nag police bu Amérique mu ngi ciy def ay investigation ngir jàpp ki ko def wala boog sax ñi ko def enquête yi ba léegi ñu ngi wéy ab waxambaane bu toll ci fukki at ak juróom-ñett moo jam morom ma ba mu faatu ka mu faat nag mu ngi toll woon ci ñaar fukki at loolee nag mu ngi xewee ca Marsassoum nekk ci région bu Sédhiou kañu jàpp ne moo def lu ne mel nag gendarmerie teg na ko loxo fekk mu doon daw ngir rek wutal si fii ci Ndakaaru daan ci dellu siwaat ak Max Euclide Kamfani fee ca dëkk bi ñuy wax Xunna dëkk la bu nekk ca commune bu Ronk nekk ca Richard Toll foofu at gaal moo fa suux ñetti nit ñoo ca ñàkk seen bakkan am na yeneen ñaari rescapé di xibaar bu ñu nangoo ci suñu ndaw la fa di Mamadou Diagne ñeenti simili moo bootu ci benn waxtu. ak RFM kumpa jeex na.
verdict bi nga xamante ni tribunal bu Thiès def na ko ni ki tey ji ci suba ñeel mbirum Tobène bi ñoom nag ñiñ ci doon topp yëpp ñaar fukk ak juróom-ñaar yëpp la ñu bàyyi Tobène nag askan wa ñooy fippu ne daal du ñu nangu mukk seen suuf ñu jox ko waa ICS tey ji la ci tribunal bu Thiès doon addu waaye dafa muddu libéré ñëpp ñu jàpp ne nag coow la daal ci mbirum juróom-benni hectare boobaak léegi ñu nekk di ci addu ba tribunal jot ci mbir mi ñoom nag gannaaw bañ leen bàyyee kii di seen avocat di maître Khoureychi Ba am na ay kàddu yu mu ci yëkkati ñu teewlu kook Cheikh Anta Diop. mën nañ ci sant yàlla di ko rafetloo mais aussi ci li ñu doon toppee dafa am benn aspect bi nga xam ne mooy ñu ne ay gaañ-gaañ ak ay ñaawteef yi ñu defoon alka ak gendarme yi loolu effectivement dañ leen li ñuy wax relaxé au bénéfice du doute mooy bàyyi nañ leen mais ci xel bi daal xaw na tey daal bàyyi nañ leen mais xel bi xaw na tey te genre délit yooyu comme délit bi taxawul mënoo xam ndax am na ndax certificat médical amul mënoo xam ku ko def ndax xàmmewuñu diw ak diw ñoo ko def yu mel noonu mënoo relaxé au bénéfice du doute ñëpp ngay relaxé bon loolu moo tax ci plan boobu décision bi man neexuma parce que amul jeexi jaaxal bon beneen décision bi nga xam ne dañu renvoyer de fin de la poursuite tous les éléments boobu c'est normal parce que boobu mooy incitation à la rébellion maanaam nga fital nit pour mu fippu bon loolu amul sens aussi ci dossier bi parce que ki ñu ko doon toppee sax ñoom procureur ci boppam bàyyi na ko woon muy Cheikh Fall man li ma ci xaw métti rek mooy baat bi ñu wax relax au bénéfice du doute parce que bu ngeen tolloo ci dossier bu mel nii ba nga xam ne nit ñi ñoom seen alal la ndax seen suuf la seen suufu maam constitution Sénégal muy charte fondamentale suñu charte mun dafa défendre yoon bi nit am ci suuf bi mu juddoo bon défendre sa alal bon société bu jógee fële yoon ni ko boo bëggee maanaam jël suufu ñii pour liggéey ci xayrun mais dañ leen di indemniser ci indemnisation bi d'accord ñu ndax yéen prix bi ngeen proposé baaxul du respect sax parce que booy proposé mètre carré prix wu nga xam ne du sax kilo mburu vraiment yaa ngi saaga nit ki yaa ngi koy tooj. mu nekkoon maître Khoureychi Ba di avocat bi layel ñooñu nga xamante ni dañ leen tegoon loxo doon leen atte ca tribunal bu Thiès te mujjalteel gi ñu bàyyi ñëpp wàllum justice nag justice ci boppam nekk ci tolof-tolof gannaaw grève SYTJUST bi nga xamante ni boobaak léegi ñu ngi ci jàppale ne am na leneen lu ci dolleeku ndaxte kuréel gi nga xamante ni moom moo ëmb liggéeykat yi yëngu ci wàllu yoon ñoom it jël nañu dogal daal di boycotté lii ji audience yi UNTG plutôt dafay ñaawlu rek li ñu jël ay greffier ad hoc di leen andi ñuy lijjanti lu ne men ki nga xamante ni mooy chargé communication Union nationale des travailleurs de la justice mu ngi ci interpellé nag jëwrin gi leen jaboote maître Massamba Alassane Ndiaye moo nekkoon gan ak RFM matin tey. waaw coowu ad hoc man du ma wax sax greffier dama naan coowu ad hoc ci wàllu justice doy na waar parce que jàpp nañ ne xeex bu rëy la jàpp nañ ne saaga la pourquoi ñu jàpp ne saaga la parce que nit boo xam ne da nga def sa concours boo xam ne taux de réussite bi ndaw na trop matul sax 1% nga ñëw parce que problème am na parce que ñàkk déggoo am na si njaboot gi nga jël ay garde pénitentiaire dem former leen si moins de 20 jours ñëw indi leen ba pare am tuppewu taxaw si télé bi ñëpp di la dégg nga ne ñii apte nañ pour remplir les fonctions de greffier et en même temps bu ñu waree dem audience nga bëgg a jël greffier bi ne ko àndal ak ñoom nga won leen donc jàpp nañ ne loolu dafa war a dakk te loolu moo tax ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si Union nationale des travailleurs de la justice di wax ne tant que ad hoc yooyu ñu ngi ci biir juridiction yi te loolu damay rappeler ne même les présidents de juridiction d'accord ñu si présence su kii parce que nee nañ problème yi mu leen di indil moo ëpp lu mu leen di régler ñun suñu taxawaay leer na mooy tant que ñoo nga fa duñu jël audience te di rappeler sénégalais yi que ne problème bi ci am mooy après audience yi jël audience mën na nekk mais bu ñu jëlee audience ba pare imaginer ñu jël audience boo xam ne kenn ki dañ ko daan 10 ans wala koo xam ne dañ ko war a fay xaalisam 10 millions wala 100 millions mais fa lay yem parce que greffier yi bu ñu ñëwaatee du ñu laal dossier bu ad hoc laal même bu fekkee sax pare na décision pour nga exécuter ko il faut que la décision soit exécutoire pour mu mën a am mu produire ay effet yooyu su mënul nekk c'est comme si dañoo rendre décision nii rek donc ñu jàpp ne loolu naxe mbaay bu mag la ci sénégalais yi que dañoo war a respecter sénégalais yi xam ne justice tamit bu ñu koy rendre sénégalais yi si seen tur lañ koy rendre. mu nekkoon Massamba Alassane Ndiaye nekkoon gano RFM matin ni ki tey ji OMS organisation mondiale de la santé moom moo ko xibaar nee na daal dafa nemmeeku ne ci ayu bés yi ñu génn te natt bi nga xamante ni natt nañ ko ñeel feebar bi ci mbas mi dañu nemmeeku daal ci téeméer boo jël wàññeeku nañu juróom cas de contamination yi bu dee Afrique nag moom OMS nee na
njort nañ ne Afrique romb na pic bi bu yàgg waaye nag mu ngi artu ne loolu warul tax ñu def ay relâchement maanaam bañ a tee sàmmanteeg mesures yi autorités yi digle Awa Mbaye. jàngoroy coronavirus mi ngi dellu ginnaaw ci àdduna bi bu ñu sukkandikoo ci seetlu ko OMS di kuréel gi toppatoo wàllum wér-gi-yaram ci àdduna bi ki jiite département santé publique faculté de médecine bu université Cheikh Anta Diop di professeur Ibrahima Seck ne wàññeeku googee sax nag gis nañu ko ci Afrique waaye bu ñu koy seet di ko seetantal mënuñoo wax ne dëkk yépp la mbas mi di wàññeeku. jàngat bi may def moo di que loolu lu am la su ñu xoolee fii au niveau de l'Afrique de l'Ouest 15 pays de la CEDEAO bi ñu xayma cas yi ñuy déclaré par semaine de juin à août gis nañ nga à partir de la 21e semaine gis nañ cas yi dafa commencé di wàññeeku mais nag il faut faire très attention cette baisse là soo ko analyser par pays dañuy gis ne que du partout la ñu am une baisse donc de l'épidémie. Professeur Ibrahima Seck ne dëkk yi nga xamante ne ñoo nekk ci CEDEAO ñetti pàcc la leen di séddale benn bi seetlu bi mooy feebar ba ma nga fay law ñaareelu groupe bi mooy feebar baa ngi wàññeeku ñetteelu groupe bi nag moo nekk ci diggante bi ca Sénégal ci la bokk mooy tey day yéeg suba mu wàcc. dans les 15 pays de la CEDEAO léegi am na benn groupe boo xam ne kaa yaa ngi wàññeeku bu baax groupe boobu mun nañ si ràññee Guinée Côte d'Ivoire Nigéria Mali Ghana Libéria ak Sierra Leone mais am na ñaareelu groupe boo xam ne foofu kaa yi di wàññeeku de manière progressive dañuy gis bi semaine day wàññeeku semaine bi si tegu mu yokku semaine bi si teguwaat mu wàññeeku loolu la ñu naan évolution en dents de scie donc boobu groupe ràññee nañu si Guinée-Bissau Sénégal Bénin Burkina Faso et Niger. Par exemple le cas du Sénégal bi nit yi demee Tabaski la semaine qui a suivi le retour gis nañ nag cas yi dafa yokk mais semaine bi si tegu cas yaa ngi wàññeeku xam nga loolu firnde la am na un troisième groupe boo xam ne foofu moom groupe boobu pays yooyu ñoom dañuy constater ne que cas yi dafay yokk rek dafay tar rek. pour cas Sénégal nag borom xam-xam bi ne nañu fexe ba yokk lépp loo xamante ne moo jëm ci fagaru bi bañ a bàyyeeku rawatina ci waxtu woo xamante ne li ñuy tuddee cas communautaire wàññeeku wut ak itam ñi ci ñàkk seen bakkan saa su ne ñu ngi koy lim ci xayma bis bi. Awa Mbaye nañu respecté mesures yi nga xamante ni ñoom la ñu dicté édicté daal ngir sàmmanteeg feebar bi di mbas mi ci loolu sax jàppale ne ni ki tey jii ministère de la santé defatinati ab natt waaye dañ nemmeeku ne daal cas yi dafa mel ni lu yokk diggante démb ak tey ki yore kàddug ministère de la santé docteur Mamadou Ndiaye ñu teewlu ko ci. ci junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent test yi nga xam ne def nañ ko ci laboratoire yi téeméer ak fanweer ñoo ci positif ci ñooñu positif am nañ ci juróom-ñaar fukk ak ñeent cas contact am nañ ci benn cas importé mooy ku jóge bitim réew te mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci juróom fukk ak juróom cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji te xamuñu ku leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee Guédiawaye am ci ñeent Parcelles Assainies am ci ñeent Saint-Louis am ci ñeent Ziguinchor am ci ñeent Liberté am ci ñett Mbao ñett Mariste am ñett Thiès am ci ñett Touba am ci ñett Jëppal am ci ñaar Kaolack ñaar Mbour ñaar Ndofane ñaar Wokam ñaar Tivaouane ñaar Mbao benn Cité Kër Gorgui benn Kanel benn Kédougou benn Kër Massar benn Mamel benn Matam benn Mermoz benn Rufisque benn Sicap Foire benn Sokone benn et zone de captage benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar si malade yi ñu hospitalisé woon wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci àllande ñeent fukk ak ñett ñu nga ci réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu démb talaata ñaar fukki fan ak juróom ci weer août 2020 bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal jot na wàññi fukki junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn cas positif mooy maanaam ñi jot ci doomu jàngoro ji ci ñooñu nag juróom-ñetti junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñaar wér nañ si ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak juróom fukk ak juróom-ñett si loxo docteur yi wala ci hôpital yi. mu nekkoon docteur Mamadou Ndiaye ubbite école bi benn fan ci weeru septembre lay doon fële ca lycée français bu Jean Mermoz waaye nag waajuru ndongo yi nañu daal tiit nañu amee njàqare ndax feebar bi di mbas mi ni muy lawee fii ci Sénégal ci loolu ñu ciy sàkku autorité yi ngir rek ñu def seen kéem kattan ba ñu mun a respecter lii di protocole sanitaire bi foofule Patrice Zombe mooy président association kuréel gi ëmb parents d'élèves ya ca lycée bu Jean Mermoz ñu teewlu ko ci jokkoo beeg Alaaji Njogu Jéen. ñun parents d'élèves bi am na inquiétude ci par rapport à ci maladie bi parce que maladie day évoluer chaque jour kon métti na ci ñun parce que ñun xamnul si maladie day continuer
vraiment am na inquiétude mais ñun topp ci autorité parce que autorité mooy xam mesure barrière lu mu def que pour am école bu neex ak pour protéger ci élève bi ci maladie bi mais suñu xool cas communautaire bi vraiment mu ngi am doole bi mooy inquiétude mais école Mermoz bi am na expérience école Mermoz bi topp na ci France moom am na mesure pour dafaka pour école bi bu neex mais ñun ngi xaar parce que rigoureusement pour man lycée Mermoz bi dina topp ci décision autorité bi. mu nekkoon Patrice Zombe di président kuréel gi ëmb parents d'élèves ya ca lycée bu Jean Mermoz nekk fii ci Ndakaaru mu yemook nag inspectrice d'académie bu Dakar daal di indi ay précision ci càkkuteefu yenn école privée yi rawatina mi nga xamante ni daal dañu bëgg tàmbali année scolaire bi diggante septembre jàpp octobre moom Khadijatou Diallo nee na loolee munta nekk ndaxte mboolem école yi dañoo war a respecter décret présidentiel bi nga xamante ni jël nañ ko mu tax mu ñu yeesalaata année scolaire bi ñu teewlu ko. dama jot ay demande d'autorisation yu bare IEF yi ñu yónnee ma ay demande d'autorisation yu ñu leen adressé que ne dañu bëgg a ubbi au mois de septembre wala au mois d'octobre man note bi ma génnee dafa rappeler rek ne que ci contexte bi ñu nekk nga xam ne dañ fa am feebar coronavirus njàng mi ak njàngale bi dafa amoon coppite que li ñu taxawaloon dafa dëñ ba décret bu bees boo xam ne président de la république moo ko signé mu ne date ouverture personnel administratif ak jàngalekat yi jeudi juróomi fan ci mois de novembre la élèves yi ñoom dañuy reprendre jeudi fukki fan ak ñaar ci mois de novembre 2020 léegi man mënuma woon comprendre ñooñu ñuy ñëw di ma laaj ne naa leen jox man nii en tant que inspectrice d'académie man ma jox leen autorisation pour que ñoom ñu ubbi septembre ak octobre man leen bu leen ma rey ndax man mënuma président de la république génnee décret man may joxe autorisation boo xam ne day dem contraire président de la république li mu wax. lu jëm ci école yi jàngale programme français ñoom ni ngeen fas yéene def ak ñoom. man ñooñu dama ne balaa ma cee wax lu bare il faut ma waxtaan ci ak cabinet ministre suñu ci waxtaanee ba pare booba dinaa xam man fu may teg sama tànk. mais li ma xam mooy ñi nga xam ne système éducatif sénégalais bii lañ nekk te ñu nekk sama autorité dama ne décret présidentiel bi man mënumaa joxe beneen autorisation. mu nekkoon Khadijatou Diallo di IA bu Dakar fukki simili ak juróom-ñaar moo booti ci benn waxtu. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. bi moom xibaar bu neex la ñeel abonné yu Orange yi kër ga jël na dogal wàññi lii di offre prépayé yi maanaam Illimix yeeg yeneen yu ko demee bi doon jar 4500 léegi 2200 lañ koy jaayee bu 7500 bi ñu def ko 5500 yokk it lii di volume jokko bi xibaar la ba nga xamante ni directeur général bu ARTP moom moo ko xamle ni ki tey ci ab ndaje gu mu seqoon ak taskatu xibaar yi Amadou Sabarba. autorité de régulation des télécommunications mujjee naa jox dëgg ñi nga xam ne ñooy consommateurs yi ci tarif Illimix yi nga xam ne Orange teg na ko ginnaaw ba mu intervenir Orange mujjee naa wàññi li nga xam ne mooy ay offre am Abdoulaye mooy directeur général bu ARTP. Au profit du consommateur, les prix des deux offres décriées sont passés pendant la période de l'instruction des plaintes. ñaari offre yi nga xamante ni dañ ko defoon te gars yi doon ko kaas maanaam offre 4500 bi ak 7500 yi daal dinañ ko wàññi bu baax a baax jëlee nañ ko ci 4500 indi ko ci 2200. bu 7500 bi tamit daal nañ ko wàññi indi ko 5500 rax ci dool yi tamit danañ am 50 minutes de communication tout réseau ba pare ci lu jëm ci wàllum giga indi nañ ko ba 3 giga loolu nag mooy dogal yi nga xamante ni jël nañ de communication de nouvelles offres alternatives dont une à dominante voix à 2200 et une autre à dominante data à 5500. ginnaaw ba mu dakkalee li nga xam ne mooy offre yu mujj yu Sonatel yooyu offre yi nga xam ne sax consommateur yu bëri dañ koo ñaawlu woon Sonatel ci la mujjee proposé yeneen offre ci marché bi ARTP di fàttali rek ne moom rôle am mooy encadrer ñi nga xam ne ñooy opérateur téléphonique yi. L'ensemble de ces mesures devrait permettre. dëggal nag opérateurs yi foog ñu réajuster seen i offre méngale ak li nga xamante ni moo di bëgg-bëgg askan wi loolu nag danañ ko daal def en toute liberté ba pare respecter li nga xamante ni moo di concurrence bi ñu tëral maanaam di concurrence bi nga xamante ni dañ koy lal ci lu leer te wóor te kenn du ci gaañ moromam. des services fournis sur laquelle nous serons intransigeants. tarif yu yees yu Orange nag dinañ ko door appliquer ci ay waxtu yi ñu jëm
bu ñu sukkandikoo ci ARTP. Amadou Sabar Ba màggalub Touba ci at mi ñu ngi koy waajal atum ren ji nag moom daanu ko amal ci juróomi fan yu njëkk ci weeru octobre. CRD bu njëkk bi nga xamante ni ci moom la ñu ko jagleel ni ki tey jii la ñu koy amal ca gouvernance bu Diourbel ci teewaayu Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr mooy ki yore kàddu xalif général des Mourides Babacar Diouf ca lañ cay waxtaanee. daje bi nar a dox ci diggante ñi nga xam ne ñoo ŋànk organisation màggal gi te du mënuñ cee ñàkk ak ñenn ci service technique yi nga xam ne cérémonie religieuse bu am dinañ ci bokk ndax ñoo koy waajal ren ji nag niñ ko nar a defee mosu fee am ndaxte bunt yépp lañu nar a tëjal ñi nga xamante ne daan nañ ñëw di seetaan si réunion bi ci gouvernance bu Diourbel liñ ci nar a waxtaanee nag nar naa bëri ndaxte nar naa jëm ci li nga xamante ni moo di feebar bi di coronavirus nan la ñuy fexe ba ñi nga xam ne nañoo ñëw màggal du leen dal ba duñ ko mën a yóbbu feneen maanaam respecter geste barrières yi beneen mbir mi nga xam ne nar naa jóg ci waxtaan wi moo di nan la ñuy def ba seetal Touba ak ndox yi nga xamante ni ci nawet bi dafay bari di taa ci mbedd yi ndox moomu tamit mu sell mi dinañ ci yéey yàbbi ndaxte Touba nekk na dëkk boo xam ne nii ci jamonoy màggal dafay faral di manqué ndox ba tax ndaje mi dina ci yéey yàbbi beneen mbir mi nga xam ne dinañ ci yéey yàbbi wante duñ ci am dogal moo di ndax màggal gi dinañ ko amal ren wala déet loolu xalif bi rek moo ci am dogal. Diourbel RFM Babacar Diouf. Ila Touba yoon bi lëkkale Touba ak Ndakaaru Ndiaye ka nga xamante ne nag moo di concessionnaire ba Source A yéenekaay bi di Source A xibaar na ne chinois yi daal am na tànk chinois yi nga xamante ni ñoom ñoo ko yore ci jamono ji am na tànk yan ca taxawee loolu nag tax ñu sampab laaj ndax nguur gi dafa bëgg a wut beneen ab concessionnaire ak it lan mooy nar a doon formule bi baax jëmee ci askan wi consommateur yi rawatina. ñëw cee tontu ak Mohamed Diop. bu ñu sukkandikoo ci économiste bii di Meissa Babou chinois yi nga xamee dañoo bëgg a jóge ci autoroute à péage Ila Touba nekkoon na loo xam ne lu ñu mënoon xaar la li koy waral bokk na ci lañ doon foog ci autoroute Ila Touba bi ci trafic demewut nii. autoroute Ila Touba bi moom xaw na sooxe d'après ñoom calcul yi ñu defoon ne fukki junni ak juróom oto dañ fay jaar mais bi ñu dawalee ba tey jii may wax ak yow nii daanaka 7000 moo fa jaar mel ne sax dañoo découragé. situation bi ni mel nag mun naa tax ñi amoon yéene dugg ci société bi war a gérer autoroute Ila Touba ñu am ci xel ñaar. Man de du ma dugg ci entreprise boo xam ne nii xëy na awma ci yaakaar parce que àll na àll boo xam ne nii ñu bëri dañ fa ragal a jaar ba pare cher na ñi nga xam ne daal danañ ko risqué ragal naa ne ci ay Sénégalais suñ xamee la ca ne ci biir mën na am ñu ragal daal. waaye Meissa Babou jàpp na ne nag am na ay coppite yoo xam ne mun nañu ko am bu fekkee dañoo jël autoroute bi jox ko Sénégalais yi. trafic bi soo ko sécuriser noonu mu yokku da ngay wàññi njëg bi nag parce que dafa cher loolu bokk na ci li nga xam ne tax na mbir mi sooxe ma jàpp ne su dee ne xëy na ay Sénégalais jël nañ ko à partir de ñun suñuy réalité ñoom ñu xam dëkk bi ni mu tëddee. war nañ ko mën a joyanti ba nga xam ne war na mën a dox. autoroute Ila Touba ñoo ngi ko inauguré atum 2018 mu jar $200 milliards ak fukk ak juróom benn ca jamono joojee ba léegi entreprise chinoise bii di CRBC moom mooy assurer li nga xam ne mooy exploitation bi. Mohamed Diop Touba RFM. wéy ci xibaar yi wax ci wàllum politique lu yàgg dëgg la loolu Wolof Njaay moo koy faral di wax. MPS sellal ak alliance suqali soppi gannaaw ba ñu àndee lu yàgg jël nañu nag dogal taxawal sos seen parti bopp ñu ne dañoo bëgg a jàppale askan wi ngir rek fexe lijjante seeni jafe-jafe Bamba Ndiaye moo di secrétaire général u MPS sellal ñu teewlu ko. li ko tax a jóg de mooy ànd bu yàgg rek xam nga ne suñu ànd ak PDS ak ñi bokkoon PDS te tey ñu samp alliance suqali soppi doon na ànd bu yàgg. ànd bi moo jiitu sax alternance l'an 2000 maanaam paluk maître Abdoulaye Wade ànd nga sax ci jamono ji ñuy opposé Abdou Diouf mu sax ci jamono ji Abdoulaye Wade di yore nguur gi mu sax itam ci ginnaaw ga 2012 ba tey ci opposition bi wolof nag danaan lu yàgg dëgg la te luy dëgg nag des koy dëggal kon looloo tax ñu ne dañuy boole suñu doole àndandoo samp parti bu bees te boo xamante ne dañu am yaakaar ci mooy doon parti bu ëpp solo wala bokk ci parti yi ëpp solo ci Sénégal te dina mën a dimbali askan wi ngir seeni bëgg-bëgg mën a faju. léegi yéen nan ngeen fas yéene taxawee ci langum politique bi nga xamante ni daanaka dafa saturé. waaw dañ naan parti yi dafa bëri waaye ñun daal li ñuy def buñ ci yàlla dimbalee mu antu du yokk limu parti bi waaye da koy wàññee bëgg nañu yeneen parti ñëw ànd ci ak ñun ñu boole suñu bopp doon benn parti kon bu boobaa limu parti politique yi Sénégal day wàññee. yaakaar ngeen ne di ngeen mën a fédéré mboolem force yi nekk ci réew mi.
am nañ ci yaakaar bu baax a baax de xam nga nag mbir yi moom da ngay sawarlu rek waaye daal am nañ ci yaakaar bu baax a baax ne suñuy jaar-jaar ak suñuy xalaat ak suñuy mébét ak jikko yi woon Sénégalais yi dinañ nangoo ànd ak ñun ngir ñu suqali réew mi teg ko ci yoonu naataange. RFM bitim réew. Alaaji Georges Déthié Diop nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy. xibaari biti réew ñu tàmbalee ko ca Mauritanie ka fa nekkoon njiitu réew ma Mohamed Ould Abdel Aziz daanaka mu ngi ci guddi gu sëtagul. démb police des crimes économiques dégluwaat nañ ko démb talaata waaye moom moomee di Mohamed Ould Abdel Aziz nekkoon njiitu réew foofu ca Mauritanie coopéré wul ak enquêteurs ya. leeral yeeg Mohamed Diop ca Nouakchott. mu mel ni biñ ko njëkkee woo rek Mohamed Ould Abdel Aziz dem na wuyu ji waaye lank na nag ne du tontu ñii di l'enquêteur yi ndax moom njiite réew mi foon ak i awokam ba tey jàpp nañ ne yoon nag mu ngi koy yiir kenn ci awokam yi sax di Taqiyoulah Aïda li mu xamle mooy ne. on a voulu lui poser des questions. et il n'a pas voulu répondre parce que. njiite réew mi foon tontu wut ci benn laaj boo xam ne l'enquêteur yi laaj nañ ko te loolu article 93 bi ne ci sàttu réew mi nag moo ko may. constitutionnel prévu à l'article 93. article 93 bi nag li ci ne mooy ne njiite réew mi haute cour de justice dong nag moo ko mën a àtte fekk tam mu wor réew mi waaye kii di Yarba Ahmed Saleh bokk ci avocat nguur gi gisew ko noonu. ndax jàpp ne ne kiiraay googu ñuy wax day fekk président bi ne ba tey ci jal bi ndax di kiiraay goo xam ne ñeenut jëmmam waaye luñ jagleel liggéey biñ ko dénk la tax bu jógee ci nguur gi mën nañ koo topp atte ko tam ci kanam tribunal yu ndaw ndawaan yi. ci fàttali nag Mohamed Ould Abdel Aziz ak yenn ci njabootam ak ñu ko daan liggéeyal bokk ci sax ay jëwriñ dañ leen a tudd rek ci rapport ak commission d'enquête parlementaire bi fësal ay jalgati ak itam randal xaalisu réew mi. Mohamed Diop Nouakchott RFM. ca Mauritanie ba léegi FPC maanaam force progressiste du changement di ñaawlu ni ñuy caxat-caxatee suufuk askan wi ne ca wetuk vallée du fleuve noone parti boobee bokk ci kuje gi di eggee njàppalem ñey yeewoo ca commune bu Darel Barka ki yor kàddug FPC Kaw Touré jokkoon nañu ak moom ca Suisse foofee la daw làqu. dernier temps gouvernement Mauritanie day ñëw pour récupérer suufi population du sud ñuul yi et pour ñun ça c'est inacceptable parce que c'était encore mooy comment dire la raison déportation 1989 ñu expulsé les noirs et encore ñu indil homme d'affaires naar yi pour occuper leurs terres. Léegi encore on remet la même couche pour commenter leur terre, leur souffle. Et c'est pour nous c'est inacceptable. Le gouvernement mauritanien, il faut nous respecter, comment dire, la tenue traditionnelle. La population encore mënuñu jël suñu suuf sans l'aval des populations, sans discuter ñu waxtaan ak population bi loolu la ñu wax et ensuite pour nous ça c'est du yoon et encore dañu soutenir population Darel Barka pour xeex pour leurs droits, pour préserver leurs terres et gouvernement mauritanien aussi doit respecter les populations. waaw wolof bi de tubaab bi na loolu waaye lu nu mën a comprendre leur suuf waaw ñu wax ci banque bii di BCEAO ci bi ñu amalee coup d'état fële ca Mali dafa tëjoon ay guichet waaye ubbiwaat na leen. da leen tëjoon diirug ñetti fan ay bés gi ñu weesu banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest kon nag ubbiwaat na ñetti agence am ca dëkk ba Bamako Mopti ak Sikasso opération yëpp ma dooraat nañ BCEAO da leen tëjoon ndax mbirum kaaraange gannaaw coup d'état bi amoon fukki fan ak juróom ñetti weeru ut gi ñu weesu ci situation Mali boobu ba léegi njiitu réewu CEDEAO dañuy daje ajuma gi ñu dëgmal jaarale ko ci visioconférence ndaje moomee nag tey àllarba la waroon a am waaye dañ ko toxal loolee gannaaw waxtaan wi nga xamante ne délégation bu CEDEAO seq na ak militaire ya nekk ca bopp réew ma.
Laurent Gbagbo du mën a doon candidat ci élection présidentielle ga ñuy waajal ca Côte d'Ivoire. tribunal de première instance bu plateau ci Abidjan moo dëggal dogal gi nga xamante ne commission électorale ba jëloon na ko génne turam ci liste électeurs yi kon comme nag nekkatul électeur mënta doon candidat li waral radiation boobee moom mooy daan gi ñu daan Laurent Gbagbo te fekkewu ko woon justice su Côte d'Ivoire jëloon dogal googee teg ko ñaar fukki atu kaso ci coowal braquage bu BCEAO jamono yi nga xamante ne crise ba mu ngi woon foofee ca Côte d'Ivoire ci atub 2010 jëm 2011 walum koom lañ koy tëjee moom la ñu tëjee xibaaru biti réew yi tey ak ëllëg alxames assemblée générale bu banque africaine de développement muy amee nag ci visioconférence ndax coronavirus bi thème bi sax ci loolee la aaju maanaam pandémie bi naka la ñuy tabaxaatee Afrique gannaaw pandémie bi juróom fukki réew Afrique ak ñeenti ak ñaar fukk ak juróom-ñaar yi nga xamante ne duñu ay réewu Afrique te bokk ca conseil d'administration ba daañu tànn itam ab njiit bu BAD nigérian bii di Akiwumu Adesina moom rek mooy candidat. moom rek mooy candidat Georges Déthié Diop nu ngi laa gërëm. RFM Sport. fanweeri simili moo boot ci benn waxtu Cheikh Tidiane Diagne ñu dalal la Diagne noo def. maa ngi sant yàlla Barthélémy. xibaar yi ñu doolee kook lu ñeel Lionel Messi. dafa ne dafay jóge Barcelone waaye fa mu jëm kër ba tey kenn xamagu ko. waaw tey jii moom la ñëpp daal di xëyee di waxtaanee ay mbiram moom Lionel Messi daal di xam ne ni ki démb ca bataaxal dafa bal di bëgg a jógee foofu la ca FC Barcelone daal di butali beneen équipe mu mel ni ki Manchester City manga ca ci ay xibaar yi nga xam te daal jot nañ ko moo ni moom Lionel Messi jot na seq sax waxtaan ak Pep Guardiola mi nga xam te ne moom moo di tàggat équipe boobu la di Manchester City waaye tamit ay équipe yu ci mel ni Paris Saint-Germain dafa mel ni ñoom itam ñanga ca ngir fexe nu ñu jëndee ki nga xam te ne moo di Lionel Messi ñoo di sexo da ca gannaaw bam Lionel Messi xamle que ni dafa bëgg a jóge ci club bu FC Barcelone boobee ni ki tey ji ci àllarba gi nag ab motion de censure daal dinañ koy déposer contre direction bu Barça bi am na sax ab appel guy circuler ci réseaux sociaux yi ngir supporters yi nga xamante ni ànduñu ci dogal googee Lionel Messi bëgg a jël ñu daal di dajaloo ci boori 19h ngir daal di ñaan président wu FC Barcelone bi daal di tekki ndombal tànkam ni ki démb ci ngoon sax gis nañ ni am na ci téeméeri supporters yoo xamante ni dajaloo woon nañ ngir ñaxtu ne dogal ba nga ni moom la Lionel Messi bëgg a jël neexu leen torop bu ñu sukkandikoo ci presse sportive espagnole bi Messi daje woon na ak entraîneur bu Barça bu yees bi di Ronald Koeman ayu bés ba la ñu génn ca noonee nag daf ko waxoon ni ko moom jamono ji gisatul boppam ci biir club bi maanaam FC Barcelone te Koeman nag ca noonee la daal di waxoon na attaquant FC Barcelone bi di Luis Suarez que ni konteetul ci Lionel Messi ci saison gi ñu jëm ñu bëri nag jàpp ni loolu moom moo tax Messi daal di gaaw a jël dogal gile te ji nag ci àllarba gi ñu ci bëri ñi ngi laaj Lionel Messi ban club la war a teeri jee waaye nag mu mel ni am na club goo xamante ni argentin gi teg na cay gëtam mu di Manchester City ñu bëri nag jàpp ni dem fekk ji Pep Guardiola loolu moom moo tax Lionel Messi bëgg a dem ca Manchester City googee waaye tamit ñi ngi xamal que ni Lionel Messi bëggul a dem ca Manchester City moom képp ne dafa bëgg a yóbbaale attaquant bu Paris Saint-Germain bi te mu nekk ndaw nag moom ca Barcelone di Neymar fi mu nekk nii nag ñëpp a ngi xaarandi dogal gu mujj gi nga xamante ni moom la Lionel Messi fas yéene jël même bu fekkee sax ni ñu bëri dañoo jàpp ne président bu FC Barcelone bu tekkee ndombal tànkam mbir mi dina mën a changer. solo ci am wàllu football ba tey waaye bi la yoon ci jigéen ñi ak lii di Ligue des champions ñaareelu demi-finale bi tey jii ci ngoon lañ koy daal di amal ci diggante ñaari équipe bu France di Paris Saint-Germain ak ñii di waa Lyon ka ca am ndam nag di nga fekki doomu Allemagne ñi di waa Wolfsburg ci final fàttali nag waa Lyon ñoom seen équipe bu jigéen googule di yëngu ci wàllu football jot nañoo jël ñeenti édition yu mujj yu Ligue des champions ci wàllu jigéen ñi ki daaw sax ñoom ñoo gañe woon équipe bu Allemagne bi di Wolfsburg ci final bi nga xamante ne ñu ngi ko doon amal. waa Mauritanie léegi ñu tàmbaliwaat di mbiib ci stade yi ndax football ba léegi mu dooraat. ñetti fan ci weeru septembre lañ ko daal di àpp ñoom nag gannaaw bu ñu toogee ab diir bu yàgg bi nga xamante ni dañoo arrêté woon seen championnat ndax lii di coronavirus bi nga xamante ni daal moom moo defa lu ni mel te bañ ko doon arrêté sax daal nañ xam ne ni lu tolloog juróom-ñaari match desoon am itam yeneen i compétition yi nga xamante ni ña nga ca dañ ciy ànd ak Abba Diédhiou di suñu naataango bokk ci cellule communication bu fédération mauritanienne bu football daal di taxawal site bi di Super D1 bu Mauritanie ñu déglu ko ci yaatal. jot neen organiser daje ak équipe yi nekk première division deuxième division expliquer leen loolu yëpp et wala autoriser leen aussi que ne dinañ jël lu mot 35 personnes ni autorisé pour ñu ñëw def seen entraînement ak ñu war a dem aussi terrain
donc équipe yi ñoom aussi commencé neen tàggat seen yaram depuis le 5 août même su nekkee am na ñeneen ñi nga xam ne jot neen jiitu comme Tabarazé nañ ak ASC police wala AS armée ñoom jot neen commencé seen entraînement sax balaa ñuy joxe feu vert bi donc championnat bi war na démarrer pour seen 20e journée parce que dañ ko yoon ba mu arrêté 20e journée bi léegi moom nañ war a continuer waat FC Tabarazé na nga xam ne ñoom ñoo nekk premier war a daje ASC Tigdiza léegi changement jour yi day du nekkati ñetti changement day doon juróom changement match yi aussi dañ koy jouer à huis clos. voilà kon bokk mi ngi noon Barthélemy fii lañ koy daal di yemale xibaaru tàggat yaram yi. jërëjëf Cheikh Tidiane Diagne. RFM. xibaar yi ci RFM. ñu dalal Binta Diallo ci Coronews. adduna bi mi ngi waaj a dépassé 20 millions ak juróomi doomu aadama yoo xam ni am nañu coronavirus situation bi nag ma nga gën a méttee ci côté Amérique latine ca Pérou ca Argentine ca Mexique rawatina nag ca Brésil bi nga xamante ne ci benn bés képp junni nit faatu nañ fa. Organisation mondiale de la santé mi ngi wax ni feebar bi mi ngi wàññeeku boo demee ci booru continent américain bi buñ demee Amérique foofa dafa mel ni nag lim gi mi ngi yokku waaye wàññeeku na jàpp leen ne ci benn bis bi rek am nañu juróom benn junni nit yoo xamante ni am nañu feebar bi. Mexique épidémie bi ma ngay law buñ demee feneen roi Mohammed VI moom dafa mel ni daal xolam naqadina bu baax ndax nag kaa yi nu muy lawee ca biir réewam. Maroc léegi mooy ñetteelu réewu Afrique bi nga xam ne moom la feebar bi gën a laal feebar bi itam laal na Italie bu baax Angleterre ak Espagne Inde kenn demul ñu des ñoom sax dépassé nañu Angleterre ci limu ñu faatu léegi Inde mooy ñeenteelu réew bi nga xamante ni ñoo ëppale ñu faatu boo demee Allemagne lu yees ay chercheur maanaam ay kàngam ñoom daal dañoo seet beneen feem boo xamante ni daal dinañ mën a xeex ak feebar bi lu ñu def mooy organiser concert bu mag a mag daal di def simulation ak lu jege 2,000 participants lu ñu ca jublu mooy analyser risques yi ci wàllaate feebar bi bu ko defee nag buñ ca jógee ñu mën a xam yan élément la ñuy jël ngir gën a mën a jàkkaarloog feebar boobule wàññi wàllante bi augmentation cas itam ca Venezuela naka noonu ca Japon fekk na itam cas yu bare ngay am ca Belgique Chine itam naka noonu am nañu fukki cas ak ñeent yu bees waaye taxul autorité yi nee nañu ci àllarba ji dinañ gën a wàññiwaat condition yi tere yi ba fexe étranger yi mën a ñëwaat ci seeni réew Corée du Sud nag ñoom daanaka am nañu 300 cas yu bees ci benn fan rek situation bi itam noonu la mel ca Pérou ci Afrique itam feebar bi delluwul ginnaaw benn yoon continent bi dafa mel ni sax dépassé na 500,000 nit yoo xamante ni am nañu feebar bi Afrique du Sud nag moom boobu ba léegi moo jiite ci réewu Afrique yi nga xam ni feebar bi fa la ëppee. Savon Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop Home Choice Sénégal ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. ñu ànd ak Alaaji Assane Gueye. wàllu parrainage ngir mbër yi bëgg a bokk ci élection gox-goxaan yi ñëw atum 2021 du doon ab sas ci benn mbër maanaam dindi nañu ko ca loolu mooy li nga xamante ni moom la aji politique yi doon waxtaan ci kaw dialogue national bi juboo démb observateur xëy duppee ko le New Deal baara yëgoo gu bees geneen ci dialogue politique bi muy parrainage wàllu marche yi di mbiram article 80 paluk maire yi ak seeni adjoint lanu ca juboo nag yéeni kaay bi ne ab tënk lañ koy def taxañ maanaam dib rapport tey jile les échos leeral ñu nag ne lu jëm ci nañ daa fale adjoint au maire yi moom dara soppeeku wu ca juboo wunu it ci li nga xamante ni mooy dindi fi cumul gi maanaam nekk président ba noppi nekkaale njiital parti politique le quotidien ne parrainage gi ci élection gox-goxaat yi da dul am waaye lu jëm ci watey député ak palak njiitu réew moom waxtaan yi ci fànn woowee dañu ko ajandi liggéeyu bànqaas ba yittewoo mbiram politique ci dialogue national bi nag laas ne rapport d'étape bi maanaam lan ca tënkandi tey lañu koy dal di jébbal président bi Famara Ibrahima Sagna yéenekaay bi ñëwaat nag ci lu yaatu ci rëdd yi nga xamante ni ci lañu juboo ci wàllu anami wote win mbiri palum njiitu réew nag le témoin xëy dànkaafu ay boromi xam-xam ñu ne ci wàllu yoon ci 3e mandat Macky Sall conseil constitutionnel ñu ne ñoo ko njëkk a daganal muy maître Souley Makodou Fall avocat ca barreau bu Paris di professeur droit constitutionnel bi di Babacar Gueye ñoom ñëpp seen xalaat mooy amul dara lu mën a tere ci wàllu yoon président Sall yootuwaat ñetteelab mandat moom président Macky Sall nag le Soleil xëy xamal ñu ne ma nga ca France tey jii sax mooy doon gan ak kii di président Macron la ko fa yóbbu nag ca France di kuréel ak patron yu France MEDEF waral yéenekaay bi di l'info xëyee nataalam moom président ne la
MEDEF déroule le tapis rouge à Macky Sall maanaam lalal nañu ko série rabal ya ngir mu jàll la tribune moom mel ni ku ca yéemu ci googee nga ndax ci gis-gisu yéenekaay bi Macky Sall dafa teew ca France ngir luy suqali entreprise yu France yooyu entreprise xeetoo ca France Sénac ca la Vox Populi ne Thierno Alassane Sall ci téeréem bu mu génnee fan yi lakk na népp doom péage buur Sénac buur la ko tudde ndax mu ne ci wàllu jëfandikoo gi ñeel yoon wi di péage gi moom Sénac nu ko ca neex lay doxalee ne buur buy fayloo nit ñi bëgg a jaar ca yoon ya jaar ci dëkkam teg ca nag ñu ne tudde faf autoroute bi turug njabootam Sénac SA ceeraayu péage gi Thierno Alassane Sall ne dara warlu ko lu may nanu mooñee marché yi moom Thierno Alassane Sall nag téeréem bi da caa defi affiche daal di ca def baxa yu baax fan yi fu ne mu daal di ko gaaral ci dëkk bi waaye am ñuy wuyoo démocratie ca nekkul seeni biir xol jël peinture yu ñuul xëpp ko ca xëppeet waral les échos jàppe leen ay bandi jëfi bandi dëgg autoroute beneen Ila Touba gi source a ne état bi client beneen lay wër jamono yi ginnaaw chinois yi ñu ngi waaj a takk seeni bagage ngir dem yéenekaay bi nekkoon na milliardaires yi pare marché ngoog marché yi dund gi nu fi doon séddale nag ngir njaboot yi loxo yi jotul ginnaaw gi ci njëlbeenug mbas mi of nag doon ca déglu ku mel ni Guy Marius Sagna laas ne la mu waxoon rek ci njëlbeen maanaam njuuj njaaj gu am diggante Mansour Faye ak député Diop Sy la waxaat rek moom Guy Marius Sagna ci kanamu of nag libération ci wàllu njuuj njaaj wax moom ci ñu doon jaay lu jëm ci wàllu nationalité sénégalaise bi ay syrien ki libanais yéenekaay bi ne homme d'affaires bii di marocain Fouad Chouawi altine ji lañu ko daal di jàpp tëj complice sam ñu ne di kam daal lëngool ci liggéey bi Abdoul Ahad Agne di agent ci ministère de la justice dafa daw jamono yi nañ daan liggéeyee nag mooy dañuy laalaalaat di décret président nationalité bu ca ne ñu jaayee ko $1 million enquête xëyee dund askan wi ak liñ ca nemmeeku fan yi ne fitna bari lool ci biir njaboot yi ay rey gaañee méttitalaate ci biir kër yi ak ci sëy yi yépp ci yéenekaay bi Ousmane Ndiaye di psychosociologue ne li njabootu Sénégal yi bu njëkkaan dafa yaatu woon lool déggoo am ci waaye léegi tasar lay faral di def ndax li nga xamante ni mooy réeru yu bari ci biir ñu jeexale sport gi ak stade yéenekaay mi xëyee nataalu joueur football bu mag bi di Lionel Messi ak càkkute foom ne dafa bëgg a jóge Barça contrat bi ci boppam la bëgg a jeexal jàpp ne 10 juin bi romb la daal di jeex équipe bi ne ko déet fanweeri fan ci weeru juin 2021 lay doon yéenekaay bi ne ko moywul nag ci réeroo lañ jëm record ne su boobaa Barça duñu ko ca defal benn cadeau record wax it ci xibaari laam-laamee gi ci ñi gis ne Messi fu mu bëgg a dem feneen mooy ca Manchester United Paris Saint-Germain Real wala fu mel ni Inter Miami wàllu lamb sunu lamb moom la mu njort mooy beneen réeroo am ci écurie Fass ginnaaw bàyyi ga fa Papa Sow bàyyi woon ndax ñu ne ci xibaar yi ñu jot Gris Bordeaux ak waajulug revanche am diggam ak Balla Gaye 2 saison bii di ñëw lay doon Gaston Mbengue ko tëgg waxagu ca moom Gris Bordeaux ak Tafa Gueye ci gàttal da ko zappé ca moo ne Tafa Gueye mooy directeur technique bu écurie Fass moom Tafa Gueye nag ñu ne ci presse bi sax la yëgee ni Gris Bordeaux encaissé na 10 millions bay sàkku 15 millions yeneen ci promoteur bi sunu lamb ne moo waral Tafa Gueye yéegu ci yàbbeegu ci di xaar ñu saisir ko officiellement yéenekaay bi di sunu lamb la mu njort rek mooy Fass faf def ay morceau maanaam tas. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeeri AAD Abdou Alima Diop Home Choice Sénégal ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Alaaji Assane Gueye gannaaw ba ñeent fukki simili ak ñaar bootoo ci benn waxtu ñu dalal nag Papa Ngagne Ndiaye ci conférence thème magistrat yi ak coow li ci seen biir suñu justice bi ñu bari di moolu ba yegg ci naa ko àll booni buñ ci bëggee boole nag ay juge ak ay magistrat yoo xam ne lu ñaaw lu ne ñu koy waxante ci seen biir di sulante ay mbóot ak dammante ay xef président de la république mi njiital mboole magistrat yi ci réew mi moo ci war a gaaw addu dëgg la ministre de la justice sumb na ci l'enquête waaye ñëpp xam nañu ne yéexe na ko ndax ca ndorte ga dégg nañu ne dara ump ko ca woon daa xaar ba mu jéggi dayoo lépp siiw ñëpp jot ci maître Malick Sall ñëw bëgg a bokk ca weeru avril la woon ca lépp tàmbale woon bu ko fàttee ñu fàttali ko ca lettre bu juge Amadou Yaya Dia tontu woon juge Ousmane Kane am na ñetti weer tey bu ca teeloon a jóg kon bir na ni duñu yegg si fii waaye ak lu mën a xew li jot a siiw moom dafa war a leer ndax ku ñu tëj jërub dundam ku ko mën a atte génne ko kaso war nga ñoo wax fan nga ko teg wax ji nag yem fi jeex ñoom attekat yi dong la arrangé nde ku ne xam na ni bu werante bi wéyee coow li bari askan wi jommi te mën naa taal réew mi ca la ñuy dégg lii xew lépp ci ruq ak ruqaani tribunal yi bu ne fang la Ngor si Seck waxoon ne nañu gàddu yat fekki góor gi Abdoulaye Wade dafa mu nekk laaj ko suñuy milliards gis naa ni di nga dégg ñu gàddu yat dem wutali ay juge du ma ni ñëpp la ñuy fëgg waaye bari na ci ñoom attekat yi ñoo xam ni seen yoon ci code pénal la mu wax mbaa code de procédure pénale la mu wax seen atte yépp duñu ko teg ci lu dul seen njëriñal bopp sa bopp bu ñu ko bëggee dundee ci géewu politique bi duñu jóg ci tojantey bopp gisal li xew ca ba Thierno Alassane Sall bindee lii wërëm bi lu mu ci wax ni fii la ko jëlee lépp leer mu joxe ay firndeem ci démocratie xaste waru ci woon a am yoon nañu ko tontu ci anam ya mu leen tuumaale askan wi gindeeku ñu jàll ci leneen ba xuloo
ak xeex du ci mën a am wàll. xoolal ni ñu peinturé ay affiche am yi nekk ci biir mbedd mi moom Thierno Alassane Sall danga naan xanaa sax li mu bind ci livre bi da ci am ñu ci gis seen bopp. te bu ñu waxantee dëgg nag li xew ci ayu bés bii ñu nekk fii ci biir réew mi liñ ci mën a taxaw seet lu mu ëpp fulla fuuf bari na luñ ci mën a wax. ca Tiwaawan njabootu lëmm ñu faat leen ci anam yu kenn xamul fii ci Pikine benn car rapide fekk ñetti jigéen ñu toog di jaay mu jaar ci seen kaw rey ñëpp am na ci ku wanoon lor ñu ne déetawaay ñu xëyee ab douanier bu rey doomam bu toll ci juróom benni at muy ñetti tiis yoo xam ne bu ci gën a tiis sa moroom nga ni bii la ñu ñaanal leen yàlla ajana tey sàkku ci yoon mu fexe ba lépp leer ngir seeni mbokk mën a gindeeku wasalaam ba beneen conférence. xibaar yi gis-gis. gis-gis ak RFM ñuy waxtaane nag wàllub assainissement la ñuy waxtaane donc bari na ay gox yu ci amee ay gàllankoor rawatina ci jamonoy nawet bi ñu ngi ci ligne bi ak Abdou Samad Diouf sëñ bi Diouf nu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Barthélémy. yow yaay njiital mouvement zéro inondation. beneen intervenant bi di Pedre Sy sëñ bi si nu ngi lay nuyu. comment lay fay Barthélémy. voilà yow yaay directeur exploitation bu ONAS di kër gi nga xamante ni dafay yëngu ci wàllum assainissement fii ci Sénégal doore waxtaan bi ak Abdou Samad yéen yi nga xamante ni li leen tax a jóg mooy xeex mbënd mi fan ngeen jàpp ne am na mbënd ci jamono ji. waaw avant tout Barthélémy ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di nuyu waa RFM bu baax ci liggéey bu am solo bi ngeen di def di leen ci remercier bu baax mu nekk un travail remarquable di nuyu aussi suñu kilifa googu noonu le directeur waaw li nga xam ne nag moo am tey rek comme ni nga ko expliqué ci wàllu mbënd mi quartier yi nga xam ne bari nañu ndox ci banlieue bi bari na surtout boo ñëwee ci commune yu mel ni Tivaouane Diacksao yu mel ni Diamaguène Sicap Mbao ak yeneen commune yoo xam ne tey ay ginnaaw raay gis nañu mbënd mi nam fa def waaw parce que ñun dañu def njàngat ne depuis 2005 réew mi inondation daf ko lëmbee état aussi waxuñu ne deful ay jéego mais ñun dañuy am intérêt parfois ñun ñi nga xam ne dañu nekk ci askan bi jege leen di gis li nga xam ne dëgg la mu nekk loo xam ne dañ ko war a interpeller état pour mu xam lam war a def ñun dañ ko war a def parce que tey sànq en français maa ngi koy expliquer parce que ne tey boo ñëwee fi mel ni Diamaguène Sicap Mbao nga xam ne dafa nekk commune boo xam ne superficie bi mi ngi toll ci 7,3 kilomètres carrés nekk 70 quartiers pratiquement boo ñëwee 65 yëpp day inondé te donc même defoon nañ fi ay canalisation mais canalisation yi mënul fonctionner normalement te pourtant dañuy déclarer ne que état bi def na ay milliards ci wàllu inondation te ñu gis ne tey milliards yooyu noonu tey résultat ba mu waroon joxewu ko tey boo xoolee li nga xam ne jot na taw dëkk bi nit commencé na lóor nit ñi commencé am problème commencé génn seen i kër ñu ne nag loolu dafa jot pour ñu jéem a xool càmbar ko seet nan la ñuy utee ay solution pour mën a saafara lu mel noonu. d'accord dinaa ñëw si ñëwaat ci yow ci kanam monsieur Diouf mais monsieur si li nga xamante ne monsieur Diouf jot na ko relever mooy milliards yeeg yooyu ñu ciy sotti gis naa ne boobaak léegi yéen a ngi ci terrain bi mais teewul inondation baa ngi fi blocage bi lan moo koy mooy na saxal seen liggéey fi mu ne nii. dañu ma may ñu commencé tuuti xam nga boo xoolee. avant ba 2012 am na ay problèmes yu bari yoo xam ne amoon nañu ko ci inondation même boo xoolee sax 2012. am na population yu ñu déplacé woon ba yóbbu leen ci foire. xam nga indi fa problème boobu bu ñu xoolee à partir de 2012 am na investissement yu bari yoo xam ne kii nañ ko def nañ ko boo demee dans le département de Guédiawaye mu jël benn exemple. Médina Gounass boo demee ay Dioukhop boo demee maintenant ay Amon 5 boo demee cité des enseignants foofu yëpp boo xoolee am na ay infrastructures yoo xam ni. def nañu ko ci dans le cadre du programme national de lutte contre les inondations. Et ça permet vraiment de régler beaucoup de problèmes. nga dem quelques parties de département de Pikine nga dem ay Guy Sapot dem Sam-Sam bi dem Amdalaay. même tali Mame Diarra bi nga xam ne moo yor une partie de Diamaguène Sicap Mbao clos nañu ko sur plus de 2 kilomètres yoo xam ne tronçon bi ñu ko jël mais bi nga xam ne amul réseau sapeur yi ñu ngi ci kaw. jël foofu maintenant di ko indi ci réseau ñëw ci suñu station pompe ko maintenant mu dem géej. xam nga investissement yi am na yu bari def nañ ko boo demee aussi dans les régions je ne parle même pas Dakar kese dama ci région yi foo ni boo demee fu mel ni nga dem fu mel ni Diourbel nga dem fu mel ni Kaolack nga dem fu mel ni Kaffrine nga mel ni fu dem Potoua foofu yëpp am na investissement xam ni vraiment permettre na ñu atténuer bu baax a phénomène mel mbënd bi. léegi nag on peut pas tout régler loolu moom dëgg la am na jéego yoo xam ne peut-être ñu ngi koy defaat mais fépp fi nga xam ne def nañ fa investissement état bi def na fa investissement bi boo xoolee problème yi on les a bien atténué ko bu baax a baax léegi fépp fi nga xam ne zone yi nga xam ne amoon na. mais est-ce que investissement yi monsieur si est-ce que investissement yi day tolloo ak ndox mi ni muy toll maanaam situation bi ci terrain bi maanaam daal. xam nga taw moom est-ce que investissement yi day méngoo.
dafa am deux fànn yoo xam ne il faut ñu xool ko xam nga on a ce qu'on appelle l'intensité maintenant de la pluie ak la durée de la pluie xam nga moo tax mooy ne am na temps yoo xam ni daan na taw ndox bi des fa ay fan mais léegi am na zone yu bari yoo xam ne bu tawee ndox bi ay heure dafay des mu dem loolu moo la woon rek investissement yi gars yi def am na solo te am na lu mu dindi ci mbënd mi waaw. d'accord alors monsieur Diouf yaa ngi koy wax léegi situation jàmm gën Sicap Mbao ndox mi nee nga sànq mu ngi dëkk bi mu ngi commencé l'heure mais est-ce que également mënuñu indexer population yi ndaxte dafay am ñoo xamante ne dañuy dem dëkk palaasu ndox. waaw donc xam nga man kaddu baat boobu dama ko bokk ci ñi nga xam ne dañ koy bañ parce que ñun dañoo nekk benn ci réew boo xam ne dañoo am république am ay institutions yoo xam ne dañ leen taxawal. am ministère boo xam ne dañ ko chargé mu nekk yore wàllu urbanisation bu fekkee ne maanaam état continuité la jamono bi askan bi di dëkk ci dëkkin boo xam ne jaarul yoon mais ana woon état boobu parce que bu fekkee ne askan bi ñu ñëw di dëkk ñu ne dëkk bi balaa ngay dëkk am na noo war a dëkk balaa ngay tabax am na foo war a jaar ba am permis de construction mais bu fekkee ne dañoo jékki-jékki bàyyi li ñu dëkkee nu leen neex te ka waroon a wax ne déet du nii ngeen war a dëkkee kon dañuy jàpp ne kooku am na ci une part de responsabilité parce que loolu la olof di wax ne ku mënul bawoo lu yàqu yow la mais ki mën a def te deful lu yàqu ca nga kon donc dañuy jàpp ne loolu man dama jàpp c'est un argument léger du loo xam ne tey moom la ñu mën a sukkandiku ne askan bi kat nañu dëkkee moo baaxul moo tax tey ndox mi am loolu damay jàpp ne état am na ci responsabilité xam nga li am tey mooy li ñuy wax le vin tiré il faut le boire lii am na waxuñu ne état deful état am na ci gox yu mu def mais tey ñun ñi nga xam ne mais ndegam yéen a ngi ci terrain bi lan nga gis ne bu ñu ko defee solution dana am non solution définitive bi mooy ñu fexe def ay canalisation yu jaar yoon parce que ñun dañuy gis ne la ñuy déclarer ci ay milliards ak la nga xam ne mooy am sur le terrain dafay wute lool ak la nga xam ne moom lañ déclaré ñu gis ne tey comme li ma wax sànq tey ci commune Diamaguène Sicap Mbao nee na guy sapoti mais dégg ngeen coow yi am yàggul ci nawet ndox mi bii passé dégg ngeen ay jeunes yu génn di taal ay pono parce que côté guy sapot bi station bi fonctionné wutoon donc loolu aussi dafa nekk loo xam ne ay problème la c'est vrai que les sapeurs pompiers ñu ngi def beaucoup d'efforts ñu leen di remercier de passage ci seen taxawaay en plus di remercier le gouverneur de la région de Dakar mi nga xam ne aussi def na une démarche anticipative ñëw vers les populations xool nañu nekkee fexe ba appuyer leen des machines pour au moins ñu soulager les populations mais nag du tere li nga xam ne mooy problème définitif bi ñu jóge ci inondation éradiquer ko une bonne fois pour toutes mooy il faut que ñu canaliser li nga xam ne mooy la commune de Diamaguène Sicap Mbao boo demee ay quartiers yu mel ni tali Abdou Ndiaye soo demee yu mel ni tali Mame Diarra dem ay tali Karo à Samsam ba Fass Mbao donc les gens sont en train de souffrir dëgg bu jotee dañ ko war a waxante parce que ñun on a intérêt à travailler dans une dynamique unitaire avec l'État du Sénégal parce que le pays nous appartient nous tous. Chaque individu a le devoir d'aider son quartier d'une manière considérable. ñun ci réew mi la ñu bokk. d'accord mais yéen tamit lu ngeen mën a def ngeen def ko rek te bañ a xaare lépp ci nguur gi. non loolu actuellement nii maa ngi sur le terrain. d'accord di pomper ndox mi. di def tour des quartiers. di soulager au moins population bi. parce que li ma la wax sànq mooy que ne. ñun ñëpp ñoo bokk réew mi. mais bu wax dëgg jotee. pour la war a defar dañ ko war a waxante. dañ ko war a wax d'accord jërëjëf waruñ ci seet loo xam ne. waxuñu nag ne état defuloo. parce que man dama ko yàgg di wax ne parce que man dama bokk ci kuréel bi nga xam ne programme décennal boobu muy wax. Sénégal bokk naa ñi ko wër. ba Kaffrine ba mu tudd. Saalum boo demee à Kaolack am na ay quartiers yu mel ni Ndangaan soo demee ndox maa nga fa. dañ ko war a canaliser dem na ay xaaxun ak feneen dem naa Kaffrine ay école 5 ànd ak le ministre de l'inondation kii wax c'est quelqu'un boo xam ne il parle en parfaite connaissance de cause. d'accord bokk ci plateforme nationale pour la réduction des risques. d'accord monsieur Diouf ñu ngi lay gërëm ñu jeexal ak monsieur Sy moom daal li ko gën a jaaxal mooy milliards yi ñuy wax te investissement bi day peut-être dafa jàpp ne méngoowul ak milliards yi ñuy wax xaalis bi moom nees koy gérer. waaw xam nga moom day wax ci li mu wax mooy que moom dafa benn quartier mooy Diamaguène Sicap Mbao mais comme ni ma ko waxee dama ne boo xoolee avant 2012 problème yi ñu fi daan am yéen ñëpp xam ngeen ni daan nañu déplacer ay population yu bari mais depuis bi ñu commencé def investissement boobu loolu da nga koy dégg de moins en moins loolu moo la mën a wax rek que y a eu ces investissements là ont été bénéfiques ont eu des résultats. Deuxièmement maintenant am na quartier yoo xam ni da daan taw ndox bi te toog fa des mois yenn saa yi des jours et des jours léegi lu yéex fépp fi ñu xam ne investissement bu defee benn waxtu ñaari waxtu ba ñetti waxtu c'est maintenant ndox bu dem na te loolu muy wax loolu mais dafa yemoon Dakar rek investissement yi def nañ ko à Dakar def nañ ko à Thiès
def nañ ko à Louga def nañ ko à Saint-Louis def nañ ko à Diourbel def ko à Fatick def nañ ko à Kaffrine fi ñu ko def bari na ci Sénégal lépp la yemul ci Dakar mais Dakar fépp fi ñu xam ne kii nañ ko fa def nañ fa ay investissement yi vraiment la situation c'est beaucoup maintenant amélioré léegi nag le reste mooy ñu yokk ko rek mais boo xoolee gis nga pour ci bi ñu tëral stratégie bi ñu tëral boo xam ne en liaison avec les sapeurs-pompiers même avec AGEROUTE mooy la ñun suñu infrastructure yi nga xam ne am nañ ko def nañ ko fa bi demee ba xam ne fa la yem sapeurs yi nga xam ne amul ñoom di pomper di ñëw di indi suñu réseau ñun ñu jël ko en relais yóbbu ko géej et c'est cette stratégie-là qu'on est en train de mettre en œuvre maintenant pour pouvoir prendre en charge tous les problèmes en attendant que ay infrastructures yi nga xam ne ñu yokk ko pour zone yi nga xam ne amul fa ñuy état yokk maintenant def ci yeneen investissement ñu mën a régler problème boobu mais vraiment am na amélioration parce que man depuis 20 ans maa ngi fi incha allah 20 ans topp naa kii xam naa en 2005 xam naa li fi xawoon en 2012 xam naa li fi xaw actuellement te vraiment amélioration am na avec les investissements que yi en faire sur ce problème là d'accord jërëjëf ngi lay gërëm Pedre Sy ñu fàttali ne yow yaay directeur exploitation bu ONAS gërëm it Abdou Samad Diouf mi président mouvement zéro inondation mbokk yi ñu ngi leen di gërëm bu baax bu doonoon xibaar yi Barthélémy Ngom doon leen ko jukkil Aliou Ba ci machine bi ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen wéy leen di ànd ak programme rajo Futur Média ci kanam Ami Ndaw dana dikk ci yëgle yeeg tàgge yi jërë ngeen jëf yendoog jàmm. Choisir votre gamme de soins corporels, c'est très facile. Les laboratoires Alphée Paris ont conçu pour la beauté de la femme noire et métissée une gamme variée de produits aux extraits de plantes naturelles. Opalia, c'est 6 produits gommants et hydratants pour votre plus grand soin. Conçus pour les mêmes résultats nourrissants et protecteurs